mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan. asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi aman mbégte contentement dalal leen ci jotaay lamb tey nag ñu ñëw Lac Rose ñu seet ci champion kon nuñ koy waxee rek actualité ba léegi day continuer ñu ñëw nag fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy lamb jafe-jafe lamb waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy combat bu mu jógee muy Gris 2 mu nekk koo xamante ni chaque jour dañuy am contentement waxtaan ak moom dalal ko. Gris 2 nga jógee ci combat boo xamante ni mën nañoo wax ni dafa amoon importance sa carrière parce que sa mag Gris Bordeaux bëre na ak Abdou Diouf pourquoi choix boobu. loolu du dara loolu moom ci làmb lañ ko fekk quoi te ñun moom làmb moom continuité la rek kon li ma waxoon avant combat bi amaana sax Abdou Diouf moom mosul woon nekk suñu choix mais dañ doon bëre di bëre ba yàlla indi benn ndog-ndog ñu war a ñëw relancer waat xanaa promoteur bi ba ñuy waxtaan ak ba may proposé Elton sax la ma waxoon à la suite combat boobu yàqu mu ne ma kii moo fi nekk te moom it mbër la def fi ay résultats dafa tombé daal mais du loo xamante ne lu ñu recherché la waaw te ñun moom suñu objectif daal mooy bépp bor rek pas sax si Gris Bordeaux kese mais képp koo xamante ne ameel na bor écurie Fass rek bu ñu dajeek yow da nga war a fay te moom bokkoon na du Gris kese la génne am na ñeneen ñu mu fa génne woon moo tax c'est normal tamit ñu nit ñu ñëw fayul sunu ay grand loolu kese la. ñu gis ni combat bi ñu bari dañ ne yow lañ jox bien vrai que ni Abdou Diouf moo la jiit ci làmb mais am na ñu doon wax sax du combat que ni combat bi Gris 2 moo mun Abdou Diouf mais est-ce que tamit loolu psychologiquement yaa ngi ci doon bàyyi xel. waaw loolu day am làmb joo gis rek day am favori am challenger loolu moom fi lañ ko fekk quoi te ñu nit bu ñuy bëree Abdou Diouf même bu ko kenn waxul woon man mi doon bëree wax naa ko nee naa combat la boo xamante ne waxuma la ndam kese waaye avec la manière la war a am mooy bëre boo xamante ne dañuy xam ne ñaar ñii doon bëree duñu ay nawle man loolu moo doon sama objectif te objectif boobu ànd naa ceeg suñu waa écrit sumay mbokk ba ñëpp xam ne loolu ma doon wax dëgg la ci man te c'est vrai. ñu gis ni combat boobu noonu Fass Ndakaaru dañ la appuyer ndax gis nañ perkat yi gis ñoom père Ibrahima Mbaye gis gaa yëpp sot ñoom Forza ñëpp ñëw mu mel ni combat bi kon li perkat yi waxoon dafa amoon importance seen carrière sa carrière yow ba pare am na leneen loo leen doon wone. waaw ren moom Fass New Look la xam nga ma xamante ne saison bi sax yeggul mais bu yeggoon tamit day nekk saison boo xamante ne parce que Pam Ndoye mi ngi doon ñëw Lac Rose mi ngi doon ñëw Serigne Ndiaye 2 mi ngi doon ñëw te xam nga yooyu yëpp ay combat la yoo xamante ne ndam lañ ci doon xaar xam nga moo tax ren daal sunu ren la woon boo seetee combat yëpp ñoo yem même considération ci Fass mais keroog tey moo doon sunu premier grand combat à part bu général bi xam nga Fass Ndakaaru moo taxoon tamit keroog gars yi bëggoon nañ bis bi trop ñun moom comme que Fass moom yàgg nañ leen gâté ci ay ndam waaw bu ñuy am benn lu leen métti si ñun benn yoon la te loolu ñu ngi ñaan yàlla mu gëj mais daal ñun bëgg nañu daal benn nit bañ a jaaree ci ñun pour yàpp écurie Fass te ñun taxawaay boobu la ñu mës a taxaw di ko assurer te keroog dafa bokkoon ci bis yu ñu war a assurer moo tax ñu ñëw gagné ko avec la manière. ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy combat bi ñu gis ni bëre nga ko yow ak Abdou Diouf mayoo ko dara combat bi mën nga see ñëwaat. waaw combat bi moom baateeg tontu la rek comme ni ñuy wax 53 secondes la def te li ko fa yóbbu sax muy dégg ndigal rek parce que kilifa yi fa nekkoon muy Gris perkat yi ñu fa nekkoon yëpp lañ ne ma il faut nga may ko temps xam nga may ko temps déglu ko parce que combat bi moom fonk na ko ak ni mu doon waxee ak yooyu loolu sax moo tax ñu xaw a léewtoo benn 20 secondes déglu. mais ñun suñu objectif mooy arbitre bu wàccee woon loxoom rek ñu dal ci kawam daan ko bien sûr parce que xam naa ne heure quel que soit alpha heure bu ñu laalantee làmb ji jeex parce que ñun ñaar nag wax dëgg yàlla champion la kërëb mais làmb tamit toujours rek xale yi ñoo fi jëlee mag ñi te man sama ay morom sax dama leen doon agressé di leen daan kon yaakaar naa booy bëre koo xamante ne moo la ci jiitu war nga ko mën a ñëw
dal ci kawam quoi parce que avantage boobu sama avantage la loolu moo tax ni mu déroulé daal noonu la war a déroulé man pour man. et pourtant nee na li mu investir ci combat bi mos ko investir ci combat bu mu amoon kii la combat bu amoon yaakaar la. waaye parce que moom borom jom la xam nga Abdou Diouf tey yàgg na ci làmb mais du mbër bu kenn mës a fooye làmbam yëpp day jihaat day wane fulla day wane fayda mag la mais mosu fee xam nga daan def na fi ay exploit yoo xamante ne li mu def sax si làmb man xaajuma ko fi def ndax nit ku am fulla la ci boppam ba pare ñeme li muy def mais nag keroog du bisam quoi te keroog tamit ñun dañ ko gën a soxla parce que tey daan nañ ko ñëpp nee nañ c'est normal parce que kii moo gën a nekk xale mais moom bu ñu daanoon loolu kenn xawma sax nuñ koy looy expliquer amul dara looy expliquer moo tax combat la boo xamante ne daal ni mu demee rek la waroon demee. mais moom nee na arbitre bi sax dafa sifflé ci ginnaaw saako yi nee na moom jàpp na ni sax du jël. non yow moom réaction à chaud nga ko def ndax gis naa ne maa ngi seetaan naa am na sax lu ma si seetaan mais yërmande rek moo fa daw quoi parce que dama xam ne li muy wax dëgg la ci moom dafa sonn ci combat bi trop ba pare mu daanu ci lendemain ba nga fajaru ko comme yooyu ngeen di def te yooyu baaxul man mi daan sax boo ma ko defoon du ma ko nangu. yow da nga tegal si. non c'est normal parce que làmb moom dafa metti quoi boo ci jugee rek boo teelee wax rek mën nga wax loo xamante ne mën na jur xeebeel moo tax man ma am ndam ak ma am defet yëpp il faut ma xaw a dal tuuti quoi ba pare. mais loolu mu wax ni que ni après ci ginnaaw saako yi la Abdou daal sifflé. waaw loolu réaction à chaud la réaction à chaud laa ko jàppee mais moom ci boppam message naa ko message na ma audio boo xamante ne bu important la pour man remercier ma woon na ma dépassé woo ma benn yoon ci làmb ji ñaanal ma yàlla pour li des sama carrière yëpp te loolu rek mooy objectif bi xam nga tey loolu bu doon lu mu jàppale wala lu am la kon dina ma ko wax kon du ma envoyé message ñaanal ma yàlla remercier ma parce que amul benn baat bu ma ko jéggi ci làmb ji yëpp te ñun loolu la ñu jàppee sport quoi. Gris 2 daan Abdou Diouf bëgg a bàyyi làmb loolu nan nga ko gisee. non Abdou du bàyyi parce que ñi ko wër xam nañ ne làmb nii rek la parce que nit koo xamante ne toog nga ay ati at daan woo nekk ci làmb xam nga kenn musula tamit foowee ci làmb. parce que ñun bu dee ku ñu daan rek nga bàyyi kon ñëpp dinañ bàyyi de parce que ñun sunu ay morom sax ni ñu bëreek Abdou Diouf nii lañ doon bëreek ñoom ñoo xamante ne tey mel nañ ñu nekk ci bëree dañ leen agressé duma leen daan leen xam nga te moom it même chose rek ni mu demee mënoon na demee noonu tamit bu ma daanoon man tamit damay jéem a rectifier rek te ci man la doon gën a metti fuuf waaw parce que dafa am ci lu ñu jóge ba pare ñëpp jëloon làmb ji yen ma ko. moo taxit ma ñëw nga xam ne lii bis la buñ dul juum ma ñëw teg ko ci yoon. Bien sûr làmb moom saay fii woog yaa ngi def dara rek yaa ngi entraîné rek te combat bi dañ na ci ay coono yu bari parce que ñëpp doon nañ ko gis xam nga mu def ci yu mu gëj a def waaye tey dëdul rek bisam waaw mën na tànte waat beneen bisam quoi. beneen bi mooy ñu gis ni Pape Ndoye mbër la. ñëpp xam nañ ne écurie Fass Ndakaaru la nekk sauf sa rakk la sa lépp la mais ñu gis ni combat bi cumbukaay sax lañ ko doon tooñee mu yor kiiwu misi mu mel ni comme beneen Pape Ndoye Lac Rose tamit pareillement sa relation ak ñooma dafa dem ba benn instant boo xam te ni sax vous êtes inséparable mën nga si ñëw. waaw loolu c'est la famille relation boobu moom nekkatul ay relation mbër sori na sax làmb sori na làmb relation à vie la boo xamante ne bu làmb passé sax day continuer c'est la famille waaw parce que Lac Rose maanaam moom benn jëmm lañu quoi te doomu aadama ku ci ne amoo looy incarner sa morom amoo lu sa morom amoo dara mais doomu aadama bu la wan ne dañ naan xaw ma lan sa bopp ma la gënal du bañ naa la mais leer na ma ne Lac Rose maa ko gënal boppam te loolu du ci ay wax loo xamante ne leen du ko jëf xañ na boppam lu dul benn du ñaar du ñett pour man la preuve rek ci combat bi dafa tombeek mu jël avance mais avance bi yëpp dama dem ma ne ko yow wéroo Abdou Diouf mii mooy tax yow nga jëb mu ne ma toppal fële ci àll bi la doon fanaan dama doon jékki-jékki ma ne ko yaa xam li ngay def de sa bopp nga koy defal mais man de defaloo ma ko yaa ngi yàq sa xaalis yaa ngi def yëfu dof yaa ngi def lu la neex mu topp foo xalaat ci àdduna loo xalaat ci àdduna def na ko xam nga moo tax moom it dañ koy ñaanal yàlla rek parce que affaire yi moom bul sonn
waaw lu waaye def daal sa bopp nga ko def te moom dafa ñëw wan na ma ne mooy loolu man tamit noonu rek la mën a demee xam nga moo tax ñoo ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg ci àdduna rek yàlla defal ko ko Pape Ndoye tamit même chose waaw moom combat bi maa ngi koy wax sang rek la ma ci deful may toog fu ma toogee sax massage yoo xamante ne du ma sax tàggoo dama ma ne ko sama yaram bi bës nga ko ba mujjee yow sa bopp yaa ma nar a sonal yow xam nga lu nekk côté bu ne mu féete ma ci moom tamit ñu ngi koy ñaanal carrière am mu def carrière bu gën ñun ñëpp bu ñuy def te incha allahu rabbi li ci kanam rawul bët. Gris Bordeaux Gris 2. waaw loolu moom exemple sëriñ ak taalibeem la rek fii nag waaw parce que taalibe ak sëriñ moom amul juum amul ñii waaw taalibe ak sëriñ la boo xamante ne man maa ko topp Gris moom maa koy topp ba faw parce que noonu rek la war a demee te tamit boo si ndigalu waajur la sama yaay moo ne ma carrément toppal Gris ma ne fi ak ma bañ fi ne topp ko moo tax man dama koy topp ak nu mu mënti demee man dama koy topp surtout. am na solo ndax parfois tamit ni ma lay wax rek il faut que am na loo xamante ni tamit mbokk internautes yi ndax Gris 2 nekk na koo xamante ni su waxee ñëpp xam kii li muy wax parce que li muy wax rek dafa dégg mu nekk mbër boo xamante ni su waxee gars yëpp dañu xam ne kii li muy wax ju dëggu la te ku ko dégg nopp yu koy dégg dina xam ni kii waxam nu ko olof di waxee daal. beneen bi mooy dañu dugg ci li nga xamante ni mooy instant bi fi làmb toll actualité làmb ñu gis ne làmb moom mujjeeti ji moo njëkk a tëj. ban jàngat nga ci am ba pare ndax am na looñ ci waxoon. waaw loolu moom. loolu mu amee waru laa metti léegi dem nañ sax ba ñun tàmm ko parce que nit ñaa xale boo ko tàmmee dóor day dërkis ñun bëri mujjee nañu ñàkk jom ci injustice ñun ñëpp dañoo mujjee ñàkk nañ ci jom parce que mis nañ ko ñun suñuy règlement kenn mosuñu woon di tàggu suñu ay décision kenn mosu ko woon di tàggu kon tey lii tamit bu ñëwee même chose ñun nag moom ñi ma siy interpellé du ñenn ñu dul les ténors de la lutte même ñi nga xamante ne bàyyi nañu parce que man li ma gis ci grand yi mooy wax dëgg fa yàlla taaral nañ làmb am nañ ay personnalité individuelle mooy ku si nekk tey am nga loo incarné ba yàlla dimbali na la ci mais lenn moo des mooy ñu wutal làmb personnalité parce que ñoom ku si nekk rek da nga concentré wu si sa personnalité bopp fexe yow bañ na la yow kii kat il est intelligent wala kii kat bokkul ak ñeneen ñi loolu man pour man c'est pas important tey man bu ñu naan Gris 2 mi il est intelligent wala dafa baax wala dafa yaru ñun ñuy 8000 licenciés ñu tànn 5 ne ñii ñoo muus ñii ñooy nit ñi si des yëpp dof nga man ci dof ya laay mujjee bokk parce que majorité mooy concerné même réew sax buñ koy voté majorité bi la ñuy concerné kon tey bu yenn grand béro jàpp ne ñoom ñoo muus ñoom ñooy ay cadre ñun mbër yëpp ñun ñi si des ñoom doon ay dof ñoom ñooñu nañu xam ne ci biir dof yi la ñuy bokk man li ma gis mooy les ténors muy Yékini Tyson Bombardier Gris Bordeaux Balla Gaye pour man seen devoir ci làmb pour jàppale booy pour xeexal leen pas parce que ñoom wax nañ ba sonn ndax nit boo waxee ba sonn kenn faalewu la da nga war a jëf pour man ñoom war nañ def ay actes yu concret yoo xamante ne làmb dina dal ñu jox ñu cër parce que jékki-jékki rek xëy suba ay nit préparé combat ba ci bis bi ñu dagg seen ay combat noonu sans explication sans information sans dara jékki-jékki toogaat ba heure bu leen neex ne leen kaay leen ñàkk boo leen bëggee bëre. xam nga loolu comme benn genre ay mouton ak ay xar yooyu lañ ñu jàppee te loolu du ñun xale yi ñun ñoo koy dindi ñun mënuñu si dara ñun ñii tey ñun ñëpp ay mbër yu ndaw lañ représenté wuñu tous si làmb mais ñoom ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy ay grand di gisee autorité yi politiciens yi sax dañuy nekk ay xarit te fu ñu jàkkaarloowee ci plateau yi dañ koy defante ba mu saf bu ñu paree longo kon ñoom seen relation yi ñuy conserver warul tax ñu tayle jeunesse bi nekk seen ginnaaw. kon da nga jàpp xaritoo bi daal la ñuy kii trop. bien sûr parce que politicien dafa am xam-xam ci doomu aadama ni nit amee xam-xam ni sëriñ yi amee xam-xam ci yar doomu aadama noonu la politicien amee xam-xam ci nit pour fexe ba wut mouchoir dugal ko sa biir gémmiñ gi te doo ci xam dara yow da ngay taxaw rek naan damaa gëm sam bopp fekk ne sexal nañ la mouchoir ba bu yàgg te doo ci xam dara
te ñoom noonu la fay demee dañu am benn taxawaay bu ñu war a taxaw ne autorité yi làmb ñun ñoo ciy teppeeku ñoo ciy gaañu xam nga te ñun ñooy acteur principal yi da ngeen war loo leen di waajati wala loo leen di bëgg a def ngeen toog seeg ñun waxtaan ba pare loolu dafa war a am mais lii moom wax dëgg yàlla c'est humiliant képp kuy nit am loo yëg war nga xam ne lii kenn waru ko def être humain mala rek lañ ko war a def jiital kaay leen groupe defuñu ko footballeur yi du basketteur yi du artistes yi ñoom ñëpp a ngi def seen ay activité boîte de nuit yaa ngi fees del feebar bi amul ku mu tiitalul mais boo nekkee ci tiitaange ba pare pertaale ci sa alal yëpp man de sama combat bi bu ma xëyoon suba teel ba 11h ñu ne ma du am man moom péage ba laa jëm baare ji ko. ndax la. non 2 ans nga toog sa alal yëpp nga def ko ci loolu kay mooy def ma wala kaana. mais tamit Bira Sène nee na combat yi nga xamante ne ñoom ñoo waroon am comme waa Arène Dakar ak ñoom Dieye nee na vendredi bi xam nga jeudi bi woon nañ leen ne leen problème de sécurité lañ am nee na wax nañ leen ko. wax nañ leen ko ñoom ñu wax ko mbër yi ci jour bi. nee na wax nañ ko mbër yi ne waaw promoteur yi mbër yi xëy ba suba ba togg seen ay ceeb ba pare ñu ne leen yéen doo leen bëre kon li ma lay wax rek ne la mbër yi lañ concerné wul lañ considéré wul loolu rek moo fi ñëwaat. mais man loolu billaay wallahi sama combat bii passé bu ma toogoon ba 11h ñu ne ma làmb ji amul sécurité wala dara billaay wallahi central laa jëm dañ may yóbbu moom mais dinaa def loo xamante ne dinañ xam ne tooñ nañ ma dëggantaan parce que du mujj fenn ñii yàq seen xaalis ñaata booy nga gis ñu toog di jooy bu Siteu maa ngi ko gis muy jooy wulli maa ngi ko gis da nga teg ne dañoo toog noonu rek di jooy di comédie li leen dal metti gu mu metti mënoo koo comprendre. jël sa alal la di ko sànni ci chaise anglaise di xëcc muy dem financer sa xaalis ba bis ñëw ñu ne la demal toog sans explication. mais ñëw gouverneur bi ci làmb ndax dañ doon gis làmb kon li nga doon wax léegi dafa dem ba benn instant làmb dafa mel ni yéen ñun ñëpp ñooy participer ñëpp ñoo ñu jëlal ndogal ndax gouverneur bi tey bu demee tamit bay toog tamit dañuy jëlal ndogal làmb fu mu jëm. waaye yow làmb fi mu jëm ñëpp xam nañ ko Ouzin Keita dina dem ba renvoyer fi combat. parce que ñun la dara mbër dara dañuy toog di wax daaw fii lañ nekk woote conférence de presse c'est Kacha wax bay bëgg a dee état xoramaluñu garant yëpp dajaloo waat dem TFM 2 heures de temps wax lu ne kenn xoramalu leen foog Augustin Senghor moo taxaw ne saison bi day tijji football ñu tijji ko ci la làmb buruxloo waale dugg. bu du woon loolu ba fii may xam ne yow ngeen bu du am. kon dernière position. non làmb fii du fi dara dañuy toog nii rek siiw nii ku ne naan dama gëm sam bopp ku ne naan man maay diw mais collectivement état amul ci ñun benn considération promoteurs yi sax moo tane ndax ku si mel ni tey suñu père Gaston du nangu kenn ku ko yab moom même boo ko déggee muy nangu dara sax day fekk ne rek. nit dañ ko du wax ay information yu leer wala dara mais moom kenn du ko foowee mais mbër moom dafa yomb pour foowee leen parce que gëmante wuñu mën nañ di toog nii rek di waxtaan di laamisoo mais kenn gëmu si sa morom ku si nekk sa personnalité individuelle rek moo la intéressé. làmb ji ñi ci ànd bariwul ndax promoteurs yi ànduñu parce que ñàkk ànd tamit tax na ni gis nga bañ ne làmb day kii ñoom boo dañoo waxoon dañuy tëgg ñoom ñëpp d'accord nañ pour tëgg huis clos léegi ñu dem gouverneur recevoir leen ba tey après ñu génn d'accord loolu tamit nan nga ko gisee. ñoom seen bopp ñoom c'est normal ñoom seen ay xaalis lañ yor di investir tey ñoom ñëpp amul benn promoteur boo xamante ne promoteur mooy sa liggéey. ku si nekk am nga sa beneen job mais tey làmb képp ku ci nekk bëre mooy ci liggéey wala ñi nga xamante ne dem nañ ba am ci moyen di liggéey leneen làmb moo leen may lu ñu amee dara kon ñun ñoo war a taxaw gérer suñu bopp lii man de wax dëgg fa yàlla man de moom wax dëgg yàlla bu ma doon grand yi moom vaccin sax keroog du am fële. billaay wallaay. kon ni Bira Sène kon nga yaakaar réussirul parce que tamit pour une première fois. ñoom ñu def loolu ndax gis nañ ni moom condition yi ñu teg que ni sax mën naa am bu ñëpp ñaqoo mën naa am fii ak fan làmb tijji. waaw léegi loolu nan la mën a nekkee loolu nax ñu la léegi boo nee làmb da nga koy tijjel ñaata bis moo fi des da ngay indiwaat combat Balla Gaye bi tëgg ko combat ñoom Siteu bi da nga koy tëggaat ci saison bi si août bii nii ak nawet bii nii di am dañ ñu bëgg a nax kay pour vaccin ñoom par force. kon nax nga ko jàpp. non dañ ñuy nax fii ban saison moo fi xajati
ñi waroon bëre yëpp ci bis ci semaine yii nii di ñëw ñëpp ku ci nekk tiit nga ba ñii ñu ngi ci village yi ñii ñu ngi dem lijjanti ji seen bopp ndax seen xaalis sànni nañ ko ci àll bi ba pare perte loolu nag gannaaw yi waruñu ko seetaan nañ jooyal booy yi jàppale leen te yàlla tax waaw warul demee nii. kon li ñu woote arène nationale waruñu non loolu waxuma la sax waruñu ko wuyu mais dañu waroon dem taxa foofu ci bunt bi lu mu laaj ñu def ko. billaay wallaay loolu moo waroon am mais tey ñun ay genn dong lañ li ñu mën mooy genre yi wax sunu position mais tey ñun bu ñu bokkoon ci grand yooyu billaay wallaay du demee nii. wala buy demee nii tamit ñun moom faneen la ñuy fekk dañuy fekk ci loxo yoon. mais xa association bokkoo leen ci ko. waaw même buñ ci bokkee ñun ay genn lañu man association bañ koy tudd man wax naa ko man man benn lomal tànk ci àdduna man soxlawuma ko man loolu laa dundee sama àdduna loolu moom sama conviction bopp la man soxlawuma benn lomal tànk ci ay association wala lu demee noonu. Gris sax ba mu koy def ñu naan ko moo da moom xelam sell na mën na def ma ne ko Gris de benn conseil la am bu ma koy conseillé mooy tey bu ma doon yàlla président bi da ko fiy teg te daw. mais fan yii noo gisee déclaration bi mu def keroog ndeysaan nan nga ko gisee ndax gis nga ni ñu bari ñu ngi koy crash ñu bari ñu ngi génn di ko crash nan nga gisee déclaration bi mu def. waaw parce que gars yi amuñu solution parce que ku xamul lay wax tey boo taxawee grand yi ngay mere te grand yi bu ñu nee Gris mooy président bi mais moom rek ngay mën a tiire te ñoom it lu ñu jàpp ne moo war a faj affaire yi mooy révolution moo war a am mooy un jour. ñu affronté ba gars yi xam ne ñii kat dofuñu te affaire yi jaral na leen mais tey lan mooy gis nga fi ay mouvement ay rappeur ay xeetu nit yoo xamante ne léegi luy xew ci réew mi dañ leen ciy boole ndax ñoo ko fi incarné nangoo daj lu metti nangoo affronté mais tey mbër kenn du dara du xew ci réew mi ba ñu boole ñu si parce que toujours rek dañ naan ñii de moom amuñu problème ñoom seen problème lenn la xaalis la loolu la ñu ñëpp bàkkee seen intérêt rek ñoom loolu nag dafa war a dañ. ñëpp nee nañ ñun suñu intérêt rek te ñun suñuy intérêt xeexuñu ko normal day gën a métti man ñu bëgg ko ak ñu ñàkk koo bëgg làmb nga bëgg ko ak nga ñàkk koo bëgg yëpp ñun loolu waruñu intéressé parce que bu ko état bëggul population bi bëgg na ko xam nga li ma la wax kon ñun loolu waruñu concerné mais suñu gëdd rek la ñu war a chercher mais ndax président war na bëgg làmb wala warul bëgg làmb loolu affaire am la. am na ay sénégalais yoo xamante ne dañuy gis mbër sax naan kii kan la man xaw ma làmb du ma seetaan jàpp ne loolu civilisation la loolu complexe la sénégalais lépp lu fi dëkk wala lépp lu fi kii ñu si bëri bugguñu li fi dëkk ñu si bëri lépp importé rek moo leen neex si seen àdduna boo bëggul làmb da ngay bëgg yëfu jàmbur kese loolu moom waruñu def problème ku bëgg làmb ak ku bëggul làmb warul nekk suñu problème parce que réew mi ñu fi bëgg làmb moo ëpp ñu ko fi bëggul.